Fatoumata Sendir ñu koy sant di koy gërëm yéen tamit chers téléspectateurs dal leen ak jàmm si seen ñeenteelu pàcc bu magazine d'information la mi-journée di pàcc bu mujj bi comme niñ ko waxee woon sànq rek wàllum njàng meek njàngale bi moom nañu nar a waxtaanee ak jafe-jafe yi nga xamante ne enseignants yi wala jàngalekat yi ñu ngi koy jànkonteel jëmee si seen protocole d'accord bi nga xamante ne wala këyit yi nga xamante ne xaatimoon nañ ko ak nguurub Sénégal te nag si jamono ji ñoom ñu ngi yëngu-yëngal waaye mu mel ni nguurub Sénégal faalewu leen loolee nag la Moussa Sène amal ab gëstu bu yaa ñu teewlu bi lépp dossier. njàng meeg njàngale mi ngi wéy rek di pëccëxoo ñu nemmeeku rek diggante syndicat d'enseignants yi ak gouvernement bi booba léegi waxtaan amagul ginnaaw sax ba enseignants yi di amal ay grève yu dul jeex tax daal ba gouvernement bi faalewu leen maanaam àdduwul ci seen mbébét yi lee ba tax ñàkk àddu boobu ñenn ci jàngalekat yi jàpp ni loolu daal yabel la. pare dafa doon li nga xamante ne ku ko gis ku nekk da ngay tiit. da ngay yéemu sax parce que du xel mënu ko nangu lu tollu ni Sénégal te ñu xam ne réew la bi nga xamante ne dafa xarañ si wàllu yoon. moom dañ koy ñaawlu wax dëgg yàlla parce que gouvernement bi dafa mel ni li ñuy def moom yoonum nekku ci waaw yoonum nekku ci maanaam yitteelul jëlul njàng gone yi def ko yitte. te njàngam xale yi nag kenn waru koo sàggane ab réew bu bëggee mu dox ca njàng ma ngay jaare mais nii ñu gisee gouvernement bi gis ñu ay jéego yu mu def yoo xam ni mën na tax véritablement ce pays là comme ni mu koy waxee toujours un pays émergent ñu yegg vers l'émergence. naam sax de gis-gisu enseignants yi wutewul benn yoon ak xalaatu président Macky Sall mi ni rek day amal fast track ngir liggéey bi gën a gaaw ki ko xamle moo di Mamadou Tamba di ab jàngalekat. bu mu faloo. nee na daal gis na ni am na ay lënk-lënk ay retard ci traitement dossier wu sénégalais yi lu jàngalekat yi rek am na ay retard ay blocage yu bëre bëre ba tax na pour loolu bañ a am mu supprimer poste premier ministre indi lu bees ne daal loolu na nguur bi war a doxee maanaam fast track lu ñuy laaj mooy lenn président moo ko laaj nee na nañu gaaw si li ñuy def. amul yéexantu donc amul sax gaaw mais dañu war a daw donc bu fekkee ne président moo ne yéex daal warul am si traitement dossier travailleur yi donc loolu defe naa ne dafa garaaw na trop ñu gis ni lu toll ni ministère fonction publique ba tey ay dossier nekk fa di nelaw. mbëbëtu jàngalekat yi du leen lu dul rek gouvernement bi dajale njabootam waxtaan ak ñoom maanaam woo leen ci ab dialogue boo xamante ni bàyyiwul kenn. pour même G20 pour ñu daxal suñu xeex bi première condition mooy nañu woo ñëpp ci table de dialogue inclusif surtout ci li nga xamante ni moom mooy système de rémunération et des agents de la fonction publique. njàngale lu ko yore mooy état jàngalekat yi état moo lay yore donc jàngalekat yi bu ñu meree ou bien bu ñu amee lu ñu bëgg mooy waxtaan ak yow da nga leen war a déglu da nga war a toog ak ñoom waxtaan ak ñoom am na lu ñuy wax dialogue am na lu ñuy wax négociation yépp ñi nga xam ni bokk nañu ci xeex yi nga war a boole toog ak ñoom dialoguer ak ñoom négocier ak ñoom. lii rek ak ci ñuy diriger grève bi ñépp ñu xam ni. mus nañu am benn jour ay responsabilité ci njàngale bi war nañu leen woo les anciens doyens comme ñoom Mamadou Diop Castro comme ñoom Mamadou Diouf tous ces grands syndicalistes là ak les hommes de la bonne volonté ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi nga xam ni njàngale moo tax ñu jóg ñoom ñëpp war nañu leen boole ci njàng plus les parents d'élèves. naka noonu sax ñeneen ñi yëkkati seen baat artu gouvernement bi mu daal di addu ci seen i mbëbët ak grève yi nga xamante ni ñu ngi koy amal bu bëggee jàmm am ci année scolaire bi. ñoom opté par le pourrissement dem ba nit ñi peut-être sonn wala dem ba nga xam ne bi nit ñi seen xol yóbbu na leen foo xam ne bi mënatuñoo dem ñu bàyyi grève bi mais ba dafa jot mu taxaw ci te loolu nag population bi aussi ñoo ci war a taxaw population bi aussi ñoo war a xam li ñu bëgg. waaw population bi ñoo war na ko taxawal ci njàng sunu doom yi. waaw sunu doom yi parce que courant bi ñuy xeex ak ndox meeg yëpp factures yi rek tout ça xeex njàng mi
ñu jëmale yor ko ni ñu ko war a yore mooy li nga xam ne lii moo ëpp solo lépp quoi. ñii di waa G7 tam ak G20 ñoom nag xadiwuñu benn yoon di artu gouvernement bi ci ñàkk waxtaan gi nga xamante ni amal na ko seen diggante ba tax li juddu ci loolu mooy année scolaire boo xamante ni dafa lëndëm kuruus ndax ëllëgu xale yi tiit na askan yépp ba tax ñuy woo Macky Sall mu daal di convoquer ab dialogue ngir mën a waxtaane njàng mi te saafara ko. Moussa Sène jërëjëf alors comme ni ñu ko waxee woon rek si ndorteel bi lépp magazine d'information la mi-journée ki ñu fi dalal di Mouhamed Moustapha Diagne yore formation ak communication ce ministère de l'éducation nationale moom tamit mu nekk porte-parole bi lépp ministère ñu dalal ko gannaaw bañ ko nuyoo monsieur Diagne. waaw Safietou maa ngi lay fay bu baax. aussi di nuyu ñi nga xam ne sénégalais yi ak sénégalaises yi seetaan Walfadjri. alors monsieur le directeur sànq seetaan nga ak ñun dossier bi nga xamante ne Moussa Sène andi na ko jëmee si ñaxtu yi nga xamante ne jàngalekat yi ñu ngi koy ñaxtu te nguurub Sénégal oowu leen wala yeyul yàbbi jëmee si lu nu mel benn question wala benn laaj taxaw samp di ana lan moo tax nguurub Sénégal mën nañ ne 2014 ba 2020 accord yi nga xamante ne signé na ko mënu koo respecter manque de volonté la wala manque de moyens. waaw jërëjëf si Safietou c'est pas parce que syndicalistes yi wax nañu ni accords yi kenn respecté wu ko que loolu moo am. ça aussi il faut mu leer parce que accords yi dafa nekk ay poñ yoo xam ni am nañu tur am nañu sant. nekk fanweeru poñ ak ñett. biñ ci mujj jël rek mooy fin janvier bii président Macky Sall jël na juróom-ñetti junni yokk ko ci salaire u jàngalekat yi li ñuy wax indemnité de logement kon mënoo wax ni gouvernement bi deful dara soo jëlee li nga xamante ni bii moo gën a jaaxal jàngalekat yi li ñuy wax lenteur administrative maanaam seen kayit yi nga xam ni mooy tax ñu avancer seen carrière muy admission muy acte de classement intégration seen rappel yi seen mise en solde yi loolu gouvernement bi diggante 2012 ak léegi def président Macky Sall def na ci lu ëpp 80 milliards donc loolu lu bari la te chaque jour xam nga jàngalekat bi nga xam da nga ko fekk mu toog weer bi passé fin janvier mu dem ci salaire am fekk fa ñaari millions ba ñetti millions ba juróom millions nga ni ko gouvernement bi respectul engagement dina la xoolaat jàngalekat bi nga xam ni weer bi passé dafa nekkoon contractuel mu nekk décembre janvier février mu nekk fonctionnaire nga xam ne salaire am dafay daal di yokk ay avantages am yokk kooku nga ne gouvernement bi deful la dara mais dana la xoolaat donc jàngalekat yu reclassé yëpp yi ñu intégré yi jot yi nga xamante ni dañ leen mettre en solde chaque weer dafay am te le gouvernement bi ko def li mënta nekk nag mooy accords yi jël ko rek def ko ci benn panier ne léegi c'est réglé loolu mënul nekk pour la bonne et simple raison même jàngalekat bi nga xamante dafa bëgg ñu reclassé ko foog mu def examen foog mu réussir foog kii mu am diplôme yi jox ko suñu paree mu dugal dossier bi def circuit loolu vraiment dafa nekkoon loo xam ne dañu ko war a leeral d'accord sànq yaa ngi wax ni yokk nañ leen 40 000 ak lenteur administrative yi tamit am na ay jéego yoo xamante ne def nañ ko si ba si Abdou Fati sax mu ngi koy ñaawlu alors lan moo tax ba mënuñu informatiser système bi. waaw système bi ñu ngi koy informatiser. déjà ministère fonction publique ñu ngi ci terrain bi waxuma sax enseignants yi léegi di indi dossier mais wàcc nañ ci terrain def caravane wàcc nañ ci terrain bi di jëli dossier enseignants yi. actes yi aussi yu si bëri mën nga bu ñu la reclassé wala ñu intégré wala avancé mën nga ko tirer ci plateforme fonction publique loolu am na. kon xanaa communication bi dafa des. waaw xam nga nag par exemple nga xamante ne bii dafa nekk ay fongu lëmi. parfois waxuma sax problème mu kii mais dañu am problème courant sax. pour mën a connecté wu et cetera. donc ensuite fonction publique bi ñu tuxee sax yàggul. léegi am nañu la ko yu waaye par exemple même bu fekkee ne da nga nekk Fongolimbi message bu jógee ci direction dem ci direction am na ñu ko war a mën a dégg.
non parfois xam nañ ko. mais parfois sax dañu am problème connecté wu. d'accord. connecté wu pour mën a téye seen acte wala xam seen acte fu mu nekk. donc nangu nañu ni acte yi ni muy génnee gaawaay bi des na ba tey. waaye nag ñoom tamit nañ nangu ni diggante 2014 depuis opération coup de poing bi ak léegi. yéen a ngi amal ay jéego. waaw juróom fukki junni dossier. kii traité nañ ko. bu ñu wax ne la dara amu fii loolu tam baaxul. maintenant li nga xamante ni bi nag moo indi gëlëf ren bi man déjà am naa lu ma naqaree trop. parce que moo waruñoo la xaar bu président jël yokkale juróom-ñetti junni. nga xam ne weer bu nekk léegi ñeenti milliards dañuy yokk ci salaire jàngalekat yi. ñu déclenché ay mot d'ordre. li nga xamante nag moo mënta nekk pour le moment. mooy li ñuy wax système de rémunération maanaam man jàngalekat la kii magistrat la. ñoo tolloo hiérarchie ñoo tolloo grade. ndax bac plus 6. waaw léegi nag magistrat bi ëpp salaire jàngalekat bi wala douanier bi. ëpp salaire jàngalekat bi moom mooy former magistrat bi. non bu loolu sax ñoo yem grade. non seulement moo ko jàngal mais ñoo yem grade. ndax ñoom ñëpp bac plus 6 lañ. kii dafa def FASTEF kii def donc. les revendications boobu ce n'est pas légitime. lu légitime la. lu xel mën a nangu la. d'ailleurs président dafa defoon benn étude ci système de rémunération. parce que même ñi nga xamante ne bii ñoo nekk agent du jàngalekat yi. am na ñeneen ñoo xam ils sont lésés ci traitement bi. te ñu bëri sax ñu ngi jël fonction publique dañ ci privé. parce qu'ils sont pas bien payés. président d'accord na ci loolu xam na ni war nañoo corriger système de rémunération bi. mais moom daf ko fi fekk. tey jii su ma bëggoon ngay damay niveler par le haut maanaam ñi nga xamante ni bii seen salaire dafa kii naa ko yéegal. xaalis boobu doo ko am. soo bëggoon ne léegi comme loolu mën nekk ñu ngi nekk ci kaw dañ leen wàccee. ñooñu tamit ñu jóg yor seen yat du fi amee. donc pour le moment nañ continuer waxtaan bi. mais suñ bëggee ñëw ci système de rémunération tout de suite maintenant. du sotti ndax Sénégal amagul ay bien que président bu ko xam da koy def. wax parce que nag ku wax ma sa liggéeykat boo gis bu seen fay ko ba nga xamante ne du génn classe di casse. voilà. si système de rémunération boobu noonu ngay wax. yaa ngi naan ne président da ko fee fekk. mais tamit buñ la falee dañoo yaakaar ne boo ñëwee di nga apporter loo xamante ne wala nga ñëw nga teg ay jéego yu bees. waaw moo tax ma wax la. jàngalekat yi yu bëri ñu ngi leen di mettre en solde. même 40 000 francs ñu yokk ci biir léegi ndàmpaay seen ndàmpaay 60 000 la woon. président Abdoulaye Wade ñeenti junni la ci yokkoon. te ba pare sax dafa am lu mu ci gàllu daanaka da leen ko jaayoon. mais président Macky Sall juróom-ñetti junni leen yokkal te gàllu ci dara donc ndàmpaay bi léegi jóge na fukki junni ak ñaar dem ñaar fukki junni te am na jàngalekat yu bëri yoo xam ne am nañ kër. dañu wax dëgg am na jàngalekat yu bëri yoo xam aussi ñu ngi fii ci. waaye am na jàngalekat yu bëri yoo xamante ne ñu ngi sàkku ñu jox seen terrain. waaw non jàngalekat yu bëri jox nañ leen terrain. ci ZAC yi. am na jàngalekat yu bëri yoo xam ne ñu ngi fii di def seen xarmat. parce que il faut pas aussi ñu gëm loolu Sénégalais yi ni jàngalekat daal dafa nekk koo xamante ni bii dafa ñàkk maanaam. wala boog fay ñu ko salaire bu baax salaire bi ñu koy fay par rapport ak ñun bi ñuy commencé salaire bu correct la. waaw salaire bu correct la. te loo gën a avancé gën a am sa salaire donc. jàpp nañu aussi nii. war nañ koo gën a fay. waaye nag dafay fekk ñu méngale ko ak amu réew mi. mais aussi soit boo leen waxee nag ñu ne wéy nañ supprimer xaw ma conseil criminel supprimer au conseil. dama ni problème jàngalekat yi. bu ñu supprimer woon institution yooyu yëpp. du tax mu faju ci lu ñu bëgg. parce que c'est des budgets à autour de 500 milliards. yoo xamante ni ñu ko war a yokk ci masse salariale bi. donc loolu su gouvernement Sénégal attan na ko te kooku xel mën na ko dang kon nañ continuer waxtaan. je pense que bu yàlla dimbalee pétrole bi ñëw man nga waxtaan ak président ne ko nag jox ñu tuuti bu ko defee jox ñu ci pourcentage ñu mën a yokk seen yooyu. mais pour le moment boo bëggee réew bu ñu ko bëggee gàll loo xam ne attanu ko du sotti président bañu système de rémunération. daf ko mënagul. mu mel ni leer na waxtaan boobu ngay wax sax taxoon ba ñu teg benn kuréel pour que jàngalekat yi mën a waxtaan ak gouvernement bi waaye mu mel ni jotaay yooyu demul fenn. gis nga jàngalekat bi bis bu ne ñu ngi waxtaan. xam nga waxtaan nekkul rek Cheikh Kanté ministre Kanté woote. non loolu nekkul rek loolu. souvent c'est pour suivre les dossiers. mais waxtaan dëgg-dëgg lii rek les problèmes jàngalekat yi ñun ñoo koy def. les directions techniques les directions pédagogiques wala boo demee fële les directions financières donc wala boog les directions yi nga xamante ne bi administrative yooyu ñooy régler problème yi. c'est des directeurs c'est les chefs de division les chefs de bureau ñooy bind dossiers yi ñooy yéegal. donc ministre yi président ay instructions la ñuy joxe donc chaque jour. ñoom jàngalekat dañuy gérer ñoom ñuy jooy ne par exemple dañuy am problème mu interlocuteur.
non xam nga amuñu problème loolu laa leen wax nii. fi mu nekk nii au conseil dialogue social dajale leen sali ñu ngay waxtaan. ministre de l'éducation nationale. ñaari bu man fekk naa foo xam dajale leen di waxtaan ak jàngalekat yi. ak syndicat même inspecteurs yi. dañuy waxtaan constamment. maintenant li ci nekk mooy dafa am G7 ak G20 ñoom ñëpp G7 ak G20 muy 27 dañoo wax demoon ñoom élection. loolu bañ demee élection avant ñu dem élection dañoo taw gouvernement bi dañu bëgg d'ailleurs point la boo xam dafa nekkoon ci revendication yi mooy organisation des élections de représentativité. gouvernement bi organiser élection yi ñoom ñu ni ci ñun ku amul 10% dootoo toog ci table négociation. ñu dem élection. bañ demee élection ñi am 10% ñooy waa G7 gouvernement bi dafay sàmm kàddoom ci loolu xam nga bu fekkente ni dañ la fal député ci mandat ba jeex nga demal élection Sénégalais yi faluñu leen député mënoo wax damay dem fekkee ji fay loolu nekk loolu rek la donc kon GV li ma leen digal mooy demaat liggéey prochaine élection ñu fexee am 10% yooyu mën a participer ci dialogue bi mais pour le moment nañ jël revendication yëpp benn la gis nga même revendication jàngalekat yëpp benn syndicat rek sax mën na ko porter voilà alors waa G20 ñoom ñu ngi naan ne amuñu interlocuteur ba pare teg si di ñaawlu ñàkk couverture bi nga xamante ne nemmeeku ne ko si seen ministère wala si seen ministre di Mamadou Talla. Mamadou Talla moom ministre Mamadou Talla gouvernement bi yëpp moo ci gën a ubbeeku kooku moom ku waxal yàlla wax ko il n'a aucun problème pour wax ak même sax ay xale. kooku ñëpp xam nañ ko ci moom. waaye nag. lan moo tax ba ñoom. mi ngi recevoir G7. mais bu fekkente ne bi G20 li ñu bëgg mooy ñu dem toog ak moom. loolu Mamadou Talla ministre Mamadou Talla mënu ko parce que dafay respecter cadre gouvernement bi. cadre gouvernement bi mooy jusqu'aux prochaines élections. waa G7 le gouvernement war a toogal. ubbi ay waxtaan. d'accord alors si fàttali ñu ngi fi ak kii di Mouhamed Moustapha Diagne moom nag mu nekk directeur de la formation et de la communication yore tamit wala nekk tamit porte-parole wala mu yore kaddu ministère de l'éducation di ministère kuréel bi nga xamante ne moom la ñu dënk njàng meek njàngale bi si mim réew alors monsieur le directeur ñu des ba léegi si revendication syndicalistes yooyu bokk na si redéploiement des enseignants ak manque de transparence bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jooy ne dañ ko nemmeeku si commission des mises en position de stage alors yéen waa ministère de l'éducation lan moo si doon seen tontu si bi lekk revendication. waaw xam nga mise en position de stage bi mu jàngalekat yi ñu mujj yóbbu mise en position de stage 63 lañu. ñoom la ñu def ñaar revendication dañoo bëgg ñu yokk quota bi mais aussi ñu bëgg aussi discipline yëpp bokk ci yokk nañ quota bi yóbbu ko 200 alors léegi sax 203 la ensuite discipline yëpp bokk nañ ci ñi nga xamante ne bi ñi nga xamante ne yóbbu nañ leen fële FASTEF du ñu ay douanier du ñu ay avocat ay jàngalekat lañu jàngalekat yooyu aussi pour ñu mettre la en position de stage da ngay am benn diplôme wala nga nekkoon peut-être chargé de cours wala yu demee noonu. benn bu fekkente ni bi ñoom ñaar ñoo tolloo ni ñu leen di xàjjale mooy ki njëkk a am diplôme. d'accord wala ak ki gën a jege retraite. parce que kooku war nañ koo toppatoo mu avancé bala mu retraité. lii rek la. mais ñun amuñ ci man mi di wax ak yow. amul kenn ku ma xam def naa ne benn enseignant laa ci xam je crois bien. mais amul à part ça. les 199 du kenn ku ma ci xam. d'accord voilà. SNEIPS de Thiès am na ñoo xamante ne dañ fa commencé woon formation si atum 2018 2019 ñu waroon commencé lan la ñuy xaar pour àggali seen deuxième année bi. SNEIPS de Thiès dafa am lu ñuy wax recalé. ñoom dañu defoon examen boobu. ñu échoué. gouvernement bi sax amul woon pour fayadaat leen pour ñu def jàngalekat yi. mais gouvernement bi accès ndax ñu ngi ci système bi. gouvernement bi nangu ko. fay nañu SNEIPS ba ñaar téeméer la ñu woon ak nangam. ñaar téeméer réussir ñoom ñoo war a dem deuxième année. yàlla dafa dogal ki fi nekkoon directrice SNEIPS bi formation bi jotaatee. moom war a dem retraite donc jëletu woon benn acte. ndax comme xam na ni mbiram foofu jeex na
donc diggante bi ñu nommé ku bees ki ak bi ñu def passation service mu yàgg nag loolu éducation nationale mu ngi ciy interféré donc il fallait ñu xaar loolu di ngeen ko àggali. donc bu ñu xaaree loolu ku bees ki ñëw na sama bureau waxtaan nañu semaine passée li ñu bëgg mooy incha allah avril bi ñu terminer formation boobu. loolu moom amul. avril 2020 avril bi waaw 2020 ñu terminer formation boobu. jërëjëf alors si fàttali ñu ngi fii ak Mouhamed Moustapha Diagne alors ñu dem nag sa beneen wàll ba xool waxtaan bi nga xamante ne kii di Abdou Khoudoss Diallo sekk na ko ak Momar Thiam di expert en communication ñuy waxtaanee rek jëmee si communication bu gouvernement bu Sénégal jëmee si cas bu njëkk bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si coronavirus. si mim réew ñu teewlu seen waxtaan. Momar Thiam, bonjour. Vous êtes journaliste, analyste. Comment est-ce qu'il faut percevoir cette communication du gouvernement hier sur le premier cas confirmé? A contrario, dans un deuxième temps, le président de la République, sur cette communication, alors jërëjëf Abdou Khoudoss Diallo mu doon sekk waxtaan kii di docteur professeur Momar Thiam ñu doon àddu rek jëmee si communication gouvernement bi jëmee si premier cas bu coronavirus bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si mim réew alors directeur lan mooy sa xalaat si comportement bi nga xamante ne moom la sénégalais yi war a adopté ak gouvernement bu Sénégal jëmee si bi lépp feebar. waaw d'abord wax ni communication bu baax la gouvernement bi def. te heureusement sax que président duggul ci jëli Sénégal yi nekkoon feneen. parce que tey jii kon ñu nekk Italie ñu nekk feneen day obligé jëli leen te loolu Sénégal du ko mën. li ci def aussi mooy même population yi depuis décembre ñëpp a ngi wax ci coronavirus bi avant buy ñëw. maintenant nag léegi comme ñëw na nañ ñëpp respecter les règles d'hygiène. waaw et puis donc éviter aussi fépp foo xamante ni bii. ay mouvement yu nit ñi bari fa nekk. dëgg-dëgg yooyu fu mu toll pour le moment yooyu moom mën naa ñàkk. nañu toog ñu ñaan yàlla aussi mu cas boobu mu yem foofu. mu yem foofu mu mel ni kaddu gi leer na ñu dem xool li yéen kaay yi xëyee ñu àndi si ak Abdoulaye Bopp. dal leen ak jàmm léegi leer na Sénégal am na coronavirus Walf Quotidien mu ngi bawoo ci ab tubaab gu jóge yàggul ca France ga mu ne woon yegg si Ndakaaru gannaaw buñ ko saytoo température am ne woon ci 39 degré yaramam tàngool lool put ba doon metti ndekete jàngoro ji mu ngi ci yaramam ca lañ ko yóbbu ca hôpital Fann dal di ko ber bu ñu sukkandiko ci jawriñ gi ñu denk wàllu paj mi di Abdoulaye Diouf Sarr Walf Quotidien ci la jawriñ gi ñu denk wàllu paj mi jël kàddoom moom Abdoulaye Diouf Sarr dalal xelu askan wi xamal leen ne bu leen tiit ndax mun ngeen a wóolu système sanitaire bu Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ne matuwaay ya ca war daañ ko ca jël te bile feebar di coronavirus bañ fee law leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moom Abdoulaye Diouf Sarr jot naa soññ jot naa ñaax taskatu xibaar yi ne buñ ci buggee leerlu mun nañu feggo ko ministère de la santé ngir am fa ay xibaar yu wér Walf Quotidien nguur gi ndax communication amu na ci yoonam déet jëm ci jàngoro ji di coronavirus Mamadou Ndiaye di jàngalekat di directeur des études bu CESTI gis ne nguur gi na mu waroon a waxee ci bile jàngoro waxee wu ni daanaka ay xibaar dong la doon joxe waaye soññul te ñaaxul askan wi Mamadou Ndiaye ne taskatu xibaar yi war ñoo nangu càkkute fu Abdoulaye Diouf Sarr maanaam taataanal seen bopp ay xibaar ngir mun a gindi askan wi ci tolluwaayu jàngoro gi di coronavirus Direct News ne cacophonie maanaam yiixi jaaxa am na ci ni nguur gi waxee maanaam am na ci communication bi nguur gi amal te mu ñeel coronavirus yéene cabinet am na ci ay kàddu yu woro ci diggante jawriñ gi ñu denk wàllu paj mi xam le ne benn cas moom la Sénégal amagum ci jàngoro ji di coronavirus wute lool ak la professeur Seydi bu hôpital Fann gis ne ci waxtu wi le Sénégal am na ñaar ci ay doomi aadama yañu njortu ne am nañu jàngoro ji di coronavirus
coronavirus waaye ña ngay nekk di xaar ngir xam lay tukke ci analyse ya fileek ñaari fan les échos ne épidémie coronavirus angoog dugg si na Sénégal ab doomu France moo ko fi dugal gannaaw bu mu demee vacances yi yàggul ca France benoone muy dellu soit Sénégal indaale ci sari caam jàngoro ji di coronavirus yéen cabinet googule français ci waxtu wile ber nañ ko ca hôpital Fann yéen cabinet ci waxtu wile lu jafe ci réew mi bokk na ci masque wala gel bi askan wi di jëfandikoo ngir mun a fàggu ci jàngoro coronavirus daanaka kenn mënatu ko teggat ci pharmacie les échos xëy samp ab laaj ndax bile jàngoro coronavirus mi tàmbalee jur waxtaan ci réew mi ndax duñu dem ba dàq lii di màggalu Poroxaan wala Daaka bu Medina Gunaas ba ci appelu Laayeen yi ndax yile xew-xew diine duñ leen randal ba jëmmi jamono waa Grand Place ne Sénégal mujjee naa laaj ci matuwaay yamu jëloon ngir fàggu ci jàngoro ji di coronavirus gannaaw bu mu ñibsee ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février gi weesu ñu nemmeeku ci moom ne am na jàngoro ji di coronavirus yéen cabinet ci ndajeb conseil des ministres ga woon démb ca la njiitu réew mi Macky Sall jële dogal jukki lu tolloog benn milliard teg ko ci taabal ji ngir Sénégal mun a soobu ci xeexum coronavirus yéen cabinet critique ne ana askanu Ndakaaru ñu ñuy dundee bile jàngoro coronavirus Abdoulaye Diouf Sarr jaru gi ñu denk wàllu paj mi ne tiitaange matu ko jot na askan wi wóolu bërëbu fajukaay yi ne ci réew mi ndax matuwaaya ca war jël nañ ko ca Abdoulaye Diouf Sarr daal di soññoo askan wi ngir ñu fàggu te faratal cet mi critique ne googule tubaab mi indaale jàngoro coronavirus gannaaw bu mu wàccee AIBD chauffeur ba ko jëlee Diass yóbbu ko ca Almadi gamu dëkk yéene cabinet googule chauffeur ma nga sous quarantaine ca hôpital Fann maanaam ber nañ ko fa ngir nemmeeku wérgu yaramam ndax amul jàngoro coronavirus yéene cabinet li am ba des mooy njiitu réew mi Macky Sall dakkal na bépp mission ca bitim réew mayetul kenn mu génn réew mi doxi mission yéene cabinet l'observateur xëy di ñu fàttali tubaab bi indaale jàngoro ji di coronavirus yéene cabinet ma nga bawoo ci ab gox goo xamante ne ca France la fa jàngoro coronavirus defagum jéggi na dayoo yéene cabinet tubaab googule ak ay walisam moo wàcc ca AIBD waaye bàyyi na fa tiitange ndax ña fa ne di laajte ndax jotuñu ko nuyoo jotuñoo jàmma santeek moom wala téyel ko ay walisam wala ubbil ko buntu woto mu dugg l'observateur ne bu ñu deful ndànk ci waxtu wile ak bile jàngoro coronavirus mun nañ dem ba coppite am ci xew-xewu diine yi fi waroon a am fileek ay fan muy màggalu Poroxaan gàmmu bu Tayba ziara général bu Tiwaawoon ba ci Kazu Rajab ak appelu Laayeen yi yéen cabinet yi leen ndaje mun nañ leen a dàq ba jëmi jamono libération di ñu xamle covid-19 ak doomu jàngoro ji ak ñaawaay gamu àndal rafetul ci gët yéen cabinet gannaaw tubaab ga bawoo ca France te dugg saaleek moom fii ci réew mi am na keneen koo xamante ne ci jamono ma nga ñareet ca lalu hôpital ña ngay gëstu wér-gu-yaramam fileeg 48 heures maanaam fileeg ñaari fan ngir xam ndax amul covid-19 yéen cabinet l'évidence gis ne négligence am na maanaam càggante am na defuñu lu ñu war ci diggante réewum Sénégal ak France ana ñu ci sàggan yéen cabinet xëy ci am taxaw seetlu ne doomu France ga jógee ca France ana na mu def ba jàll ca caméra ya jàll waa kër docteur ya fa ne ba mun a yegsi ci Sénégal wàcce AIBD jël wotoom wutali Almadi te càmbar ak gëstu ba ca war defuñu ko ci waxtoom yéen cabinet source a xëy dar gémmiñam yenu ay loxoom ne wooyi tubaab bi lor nañu ci biir yéen cabinet enquête Abdoulaye Diouf Sarr di jawri gi ñu denk wàllu paj mi ne tiitaange waruñu nañu ànd ak dal te gën a fàggu nañu wóolu suñu bërëbu fajukaay ak fajkat yi fi ne vox populi ne ci jamono ji Sénégal jot na ci jàngoro ji yéen cabinet ab tubaab maanaam ab doomu France moo fi dugaaleek moom këram gane ca Almadi ñu ber ko soxnaam ga fa ne woon ak ñaar ci ay doomam ci jamono ji ber nañ leen ci waxtu wi le yéen cabinet vox populi ne jot na sénégalais yi wàññi nuyoo gu bari gi maanaam joxante loxo gi mun naa bokk ci li lawal bi le jàngoro coronavirus yéen cabinet las ne Sénégal a ngay sëqat waaye ab doomu France moo ko tàmbalee professeur Seydina askan wi waruñoo yenu bile feebar ndax waa kër docteur faj nañ fi ay feebar yu ko gën a yéeme ay feebar yu gën a doy waar coronavirus le témoin ne bile jàngoro coronavirus te jaaxal lool chinois yi ab français moo ko dugal ci réewum Sénégal yéen cabinet ndax jotul ñu xoolaat matuwaayi nguurug Sénégal jël ngir fàggu ci bile coronavirus foofee ca AIBD yéen cabinet Sud Quotidien xëyee feebar bii di coronavirus ne yegsi na ci Sénégal ku ko fi njëkk a am di ab français yéen cabinet Le Quotidien ne gan gangoog di gan guy yeewi béy ndax jàngoro coronavirus gum fi indaale yéen cabinet Turbine te moo ne de benn kaala waaye jur na njàqare yu bëri ba ci délégation bu Sénégal ma ne woon ca salon de l'agriculture ba ne ca Paris ñoom ñépp ñu ngi en quarantaine maanaam ber nañ leen ngir mun a saytu seen wér-gu-yaram Dakar Times ne te moo ne de lii di paludisme maanaam sibiru bi moo ëpp la muy faat ci ay bakkan ne coronavirus yéen cabinet ak lu ci munta am fagaroo gën faju Abdoulaye Bopp ñu lay sant di lay gërëm alors ñu ngi fi ba léegi ak kii di Mouhamed Diagne Mouhamed Diagne bu ministère de l'éducation nationale
naroon ñu doon waxtaanee njàng meek njàngale bi ñu bàyyi ko rek mu tàggoo te peut-être mu waxaale ñu si accord yi nga xamante ne nguurub Sénégal xaatim na ko nee na respecté na lu ni mel waaye ba léegi jàngalekat yi ñu ngi ñaxtu ban solution rek si tënk nga mën a andi jëmee si yileb accord. waaw jërëjëf Safiatou waxtaan daal li koy neexal mooy ku nekk sa moroom li mu def nga nangul ko ko. ñun gouvernement bi nangu nañ ñu ni defaguñu lépp. nangu nañ ko. ñoom syndicalistes aussi nañ ko nangu. parce que même buñ ko nanguwul jàngalekat yi xam nañu gouvernement bi am na lu mu def. parce que jàngalekat bu dem sa salaire nga fekkee ci juróom-ñetti junni. di nga xam ni gouvernement bi am na lu mu def. ñi nekk FASTEF wala ñu nekk INSEP wala ñu nekk ci CDFP ñu leen di former. xam ni am na gouvernement bi lu mu def. ñi nga xam ne gouvernement bi jël na ay terrain may na leen ko xam ne gouvernement am lu mu def. ñi nekkoon contractuel léegi nekk fonctionnaire. même chose. li fi nekk nag mooy. nañu xoolaat grève comme méthode de lutte. parce que jàngalekat yi ils sont pas très convaincus que grève ren bii nekk na lu ñu waroon def. d'accord alors yéen tamit chers téléspectateurs ñu leen di sant di leen di gërëm di sant Modou Fall ak kii Bougé ñi nga xamante ne ñoo fare woon si technique bi Seydina Omar Ba Ndeye Fatou Ndiaye si réalisation bi lépp magazine d'information la mi-journée ak kii di Oustaz Assane Diouf si coordination bi ñu bàyyi leen ngeen wéy ak seeni programme Walf TV la voix des sans voix.